tur ak sa sant di leen baalu àq ci retard bi nga xam ne am nañu ko ñëpp xam Dakar ak circulation moom nu muy doxee ñu amoon ay contraintes de dernière minute di leen ci baalu àq bu baax a baax te di leen sant aussi ni ngeen ñëwee en masse répondre à notre invitation ñi may jiital ci sant bi mooy la presse parce que lii ñuy wax tey dañu bëgg Sénégal dégg ko dañu bëgg Afrique dégg ko dañu bëgg àdduna bi dégg ko te yàlla dogal na yéen ci presse bi lay jaare ngeen ñëw en masse répondre ñu suñu invitation ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di fàttali àdduna bi yépp ne dëkk pour mu am démocratie bu baax il faut mu am presse bu responsable bu ànd ak moom te gis nañ suñu presse nu muy doxale gis nañ suñu presse nu muy doxalee information gis nañ nu muy traité information te jàpp nañ ne ñun waa Aar Sénégal li nga xam ne moom lañ ko yéene Sénégal bu soobee yàlla presse bi dana ci jàpp pour ñu yegg fa ñu jëm. may nuyu bu baax suñu invité spéciaux yi nag laa wax parce que fii am na ay militants Aar Sénégal yu fi nekk ñooñu seen bopp lañ ñëwal parce que ñooñu ñoo moom mbir mi ñooñu ñoo moom xew bi waaye ñu ci bëri ñu nekk sama ndeyjoor mooy invité yi nga xam ne bokkuñu ci parti politique wala bokkuñu ci coalition politique nekk suñu ay nit tekki dara ci biir Sénégal ci seen xam-xam ak seen taxawaay ñu invité leen ci délai bu gàtt-gàtt ñu bàyyi ñoom ñëpp lu ñu doon def ñëw nuyu si ñu duma mën a tudd ñëpp gis naa fi ay figures yoo xam ne bu ma ko ñenn ñi baale rek ma tudd leen le professeur Fatou Sow Sarr mu ngi nii toog dafa ñëw répondre suñu invitation ak tenue africaine am bu rafet macha allah Moustapha Diakhaté mu ngi nii toog Birahim Cissé du Forum Civil Birahim Seck excusez-moi du Forum Civil qui est un ami de longue date te ñëpp gis nañ liggéey bi nga xam ne moom lay def ci Sénégal ak ñeneen ñi nga xam ne mënuma leen tudd mais ñu xam ne ngërëm bi jóge na ci xol yi li nga xam nag moo ñu fi dajale tey lu simple la ñun ñëpp dañu bokk Sénégal am indépendance depuis 1960 mu doon dëkk boo xam ne ñi fi nekk am nañ xam-xam xarañ nañ bëgg nañ seen réew te kenn naataaleb la ko te boobu ba léegi Sénégal mënul décoller Sénégal mënul nekk réew mi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg ci koom te nekkagul réew mi nga xam ne moom la ñu bëgg dem ci mbirum jikko ñun ñi fi nekk ñëpp ci coalition Aar Sénégal ku ci nekk xool nga sa bopp nan ngay amalee ci njariñ sa réew ci biir engagement may fàttali ne engagement mën na nekk politique nga bokk ci parti politique mën na nekk société civile nga bokk société civile mën nga bañ a bokk fenn di xalaat di amal njariñ sa réew donc pour ñun forme engagement yëpp moo bokk mais ñun ñu décider def politique muy métier boo xam ni justement sénégalais dañ koy wax métier te du métier en réalité loo xam ne boo ci nekkee ñu bari dañ lay xalab ñu bari dañuy jàpp ne sa bopp nga taxawal ñun nag ñun ku ci nekk yaa ngi ak sa parti politique wala sa mouvement mais puisque échec yi bari na ci Sénégal puisque koom bi ñu bëgg mënuñu ko am puisque jikko yi ñu bëgg mënuñu ko am ba léegi nañu fexe ñu ànd suñu biir pour xool yan proposition la ñuy def Sénégal pour que mbébét bi ci am sénégalais yi jàpp ci yàlla mën ko yeggale ñu jóge ci élection locale dem ci élection législative ñun ñenn ñi am nañu bokkoon local am nañu ci bokkul woon mais ba ñu waxtaanee déglu sénégalais yi ñu ne ñu am na ci profil yu ñu fi gis yoo xam ne am nañu ci ñoom yaakaar am nañu ci ñoom mbébét te jàpp nañ ne profil yooyu bu ñu àndoon ñàkkul ne sénégalais yi mën nañ leen jox nopp bu baax bi fal leen ñu dem assemblée nationale changer ni nga xam ne noonu la assemblée boobu di doxe pouvoir am fi opposition am fi ñun ñu doon ay nit ñoo xam ne dañuy jël suñu ay responsabilités ànduñu ak pouvoir ànduñu ak Macky Sall ànduñu ak Benno Bokk Yaakaar c'est assumé loolu mooy suñu positionnement politique mu am opposition boo xam ne itam daf fi nekk ay opposition yoo xam ne dañ fi nekk ñun ñu bokk ci ba ñu tolloo ci defar coalition amu fi ku jëkk kàddu
ku jëkk a yëkkati kàddu ñun ñi nekk ci Aar Sénégal woote opposition ne leen bu ñu bëggee dem élection législative am fa ndam nañu fexe ñun ñëpp nañuy ànde ba ñu ko waxee tàllal suñu loxo ñëpp amuñu ci réponse ba nga xam ne moom lañ doon yaakaar ñu ni puisque ànd bi moo gënoon ñàkk ànd bi tam yàqu ci dara parce que ci démocratie lañ nekk mën nañu ku ci nekk wuti la ngay am dans le cadre de ton opposition bu ñu dajee assemblée nationale ñu fexe ànd ci lu ñu bokk opposition bi yëpp ànd ñu mettre le président Macky Sall en minorité. donc tey coalition yu bari am na ci opposition xam nañ ne mën nañu retrouver waat ci l'essentiel waaye ñun waa Aar Sénégal dañu assumer suñu positionnement pour offrir aux Sénégalais une alternative crédible. ñu commencé waxtaan yu gudd parce que ñi fa nekk ñëpp ay kilifa lañ ña fa nekk ñëpp ñu ngi jiite ay parti ñu ngi jiite ay mouvement ku ci nekk boo toogee ak sa ay militants dañ naan laan yaa fi dàq jàng yaa fi gën a aay yaa fi gën jikko fexeel ba bu la keneen jiite loolu waxu militant la parce que militant bu nekk jàpp nga ne sa leader moo gën ci leader yi waaye ñun ba ñu àndee di waxtaan xam nañu ne ku ci nekk bu téyee sa dënn fëgg ko ne maa fi mën maa gën ci Sénégal dafa fekk ne la ñuy woote pour ne dañu war a liggéey ñun ñëpp Sénégal nekkul dëgg ci ñun ñu ni nag coalition yu bari li koy tas mooy dañuy commencer seen négociation par les questions les plus faciles maanaam nañu ànd def coalition loolu yomb na ñëpp mën nañ ko waaye bu ñu demee ba ci biir bu ñu commencé waxtaan ci questions sérieuses yi maanaam kan mooy jiite liste yi kan mooy dem département nan la ñuy defee investiture yi ku nekk ñaata xaalis ngay joxe wala ñaata parrainage ngay indi ñu ci bëri bu ñu yeggee foofu wax ji dafay bari xuloo bi dafay bari dënn yi dafay jog te yooyu dafay tas coalition te puisque ñun dañu nekkoon ci ay coalition ñu am expérience boobu ñu ne ñun nañu commencer par les questions les plus difficiles les questions les plus difficiles mooy kan mooy jiite liste bi ñu waxtaan ci waxtaan yu am solo guddi bëccëg njël heure bu nekk ñu waxtaan ci waxtaan boobu la fa génnee mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ñëpp ku ci nekk nangu nga fàtte sa bopp pour njariñu Sénégal loolu mooy première caractéristique bu coalition Aar Sénégal ñi fi toog ñépp mënoon nañ ko jiite dinaa ci ñëwaat ñépp mënoon nañ ko jiite waaye ba ñu commencé négociation yi man la ma ca gën a marqué mooy buñ ne lan mooy critère bi tey pour jiite coalition nekk tête de liste ñun ñëpp dañu d'accordoon ci benn point mooy le seul critère pour choisir suñu tête de liste c'est le consensus le seul critère c'était le consensus parce que critère boo fi indi rek keneen mën na ko indi ngeen tolloole wala ngeen tegante mbagg te loolu taxuñu woon jóg ku mel ni juge Dème dafa teel a wax ne moom dafay dem Thiès ku mel ni Thierno Bocoum ne moom ay magama fi nekk te xam na ne ñooñu mën nañ ko jiite bàyyi na tête de liste nationale ku mel ni Cheikh Omar Sy ne man maay seen imam waxtaan nañ rek loolu leen déggoo après dinaa leen ñaanal Théodore Montey def noonu ne man damay dem Kaolack xëccoo ma liste nationale Abdourahmane Diouf nag ne Thierno Alassane Sall yaay sama mag yaay sama grand bàyyi naa la nga jiite liste bi donc esprit bu rafet moo fa am esprit bu neex moo fa am ba ñu demee ba togg loolu gars yi nañu nag seen coalition bi góore na lool Fatou ñu ne ñu seen coalition bi góore na waaw xam nga ñun moom dañuy nangu critique yëpp loo ñu wax ci lu baax rek bu soobee yàlla dinañ ci bàyyi xel ci la nag suñu rakk ñëwee Mariam Soda ñëw rejoindre donc résultat négociation yooyu mooy Thierno Alassane Sall mooy suñu tête de liste nationale ki nga xam ne mooy numéro 2 su suñu tête de su suñu liste nationale mooy madame Rouguiatou Sall man Abdourahmane Diouf may numéro 3
numéro 4 bi anamu madame Soda jógal taxaw la plus jeune députée de la dernière législature Marième Soda Ndiaye. 5e bi honorable Thierno Bocoum fait partie des meilleurs députés de la 12e législature. 6e bi anamu jógal taxaw ñu xool la sama doom baay Touba Wal nekk aussi ci 6e ci liste bi. 7e bi mooy suñu imam suñu frère suñu modérateur Cheikh Omar Sy. 8e bi madame Mbacké mu ngi Thiès je sais pas ndegam mu ngi ci salle bi. 9e bi Ibrahima je pense que mu ngi fi. 10e bi madame Madeleine Mendy borom baxa yi anamu ngeen baal ma donc ñu yemale ko ci 10 yi en sachant que la plupart de nos investis ñu ngi fi. donc loolu li mu jëkk a wane rek mooy ñun ku ci nekk xam nga ne sa moroom mën na la jiitu te sa moroom jiitu la tekkiwul ne da nga ñàkk fayda tekkiwul ne amoo compétence dafa fekk rek ne li ñu bëgg a def te sénégalais yi ñaan ñu ko mooy dañu bëgg a liggéeyal Sénégal. donc bu vote bi jotee na sénégalais yi bàyyi seen xel ne ñii ànd liggéeyal Sénégal moo leen tax a jot mais fëgg dënn jiite taxu leen jot ay serviteurs lañ bëgg a doon ay jaamu askan bi lañ bëgg a doon loolu mooy esprit aar Sénégal. bu ñëwoon ci profil yi temps yi du ko wane mais ku ci nekk koo ci jël jaar-jaaram dafay wane ne nekkoon na ci position pouvoir mais ngëm-ngëmam ak principe am moo tax mu bàyyi pouvoir. suñu tête de liste Thierno Alassane Sall ministre de la République la woon yor pétrole bi ñi di politique ñépp loolu la ñuy wër moom mu ne du nekk ministre boo xam ni dafay nangu ñuy sacrifier ay intérêt Sénégal moom mu ciy teg signature am mu delloo lañ ko joxoon dem liggéeyal boppam. honorable député Thierno Bocoum ba muy nekk assemblée nationale lañ ko joxoon biir assemblée commission ba mu yoroon rang de ministre la ak tous les avantages qui vont avec. mu ne leen càmbar naa assemblée nationale bi ni muy doxee waaye gis naa ne ni ñuy utiliser xaalisu assemblée nationale dañ ko war di ko càmbar te ba mu koy wax mu ngi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moo yor nguur gi. ñu ne ko doo ko fi waxee jël ko bàyyi ko ca biti mu dem tam ànd ak ngorom dem def liggéeyam. man mii sama jëmm ju ndaw ji ba may nekk directeur général SONES 22 mars 2013 laa ne leen man de maa yor ndox mi waaye ndox mii ñuy naan ci banlieue Sénégal baaxul l'eau que nous buvons est d'une potabilité douteuse. ñu ne ma doo ko fi waxee ñu génne dem liggéeyal suñu bopp. Marième Soda Ndiaye ak Théodore Monteil lépp luy liggéey bu technique ci assemblée nationale ren ñoom ñoo ko doxal ci 5 législature bi jeex. Cheikh Omar Sy lépp loo xam ne ba mu jógee assemblée nationale ba léegi ci affaire hydrocarbure la wala ci autoroute à péage moom ngeen ciy dégg. juge Ibrahima Dème moom moo fi présent wul tey parce que liggéeyam daf ko yóbbu mu nekk actuellement France di fa liggéey. C'est le juge qui a dit à la face du monde je démissionne d'une justice qui a démissionné. bu ko neexoon mu toog fa di am ay privilèges di ànd ak nguur di nekk ci lu ko neex. j'espère que fàttewuma kenn koo ci wax rek am na rôle boo xam ne wane na ne nekkoon na ci li nga xam ne moom la nit ñi di xëccu ñu bëri di ko xëccu di politique moom mu bàyyi ko parce que dafa bëgg a liggéeyal réew. donc profil yooyu bés bu ñu leen amee assemblée nationale gëm naa ni Sénégal lu bëri ci doxalin dina fi changer. maintenant deuxième partie présentation bi rapidement mooy ba ñu commencé ba léegi li fi xew am na ci question yoo xam ne jarul insister waaye bu ñu doon laaj tey lan mooy la coalition de la rigueur mooy coalition Aar Sénégal. caution la ñu jëkkee 0 faute. parrainage 0 faute
amul sax yónneewaat naan dese na leen ñeenti parrain wak 2000 parrain wak 3000 parrain zéro faute ñu dem confectionner liste waa Sénat def nañ rapport ne amul benn coalition boo xam ne dafa déposer listam ci délai yi on a beaucoup de respect pour waa Sénat mais loolu ñu wax amul ñun ba ñu tiragé dañu nekk 17e c'est pas une bonne place boo xoolee doublon yi ni muy doxee ñu convoqué ñu le samedi 7 mai à 11h30 semaine boobu yépp ñi ngeen fi gis ñëpp ñuy leader ak alliés yi may profiter nuyu leen ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom tam bu dul woon ñoom coalition bi du mën taxaw ñun ñëpp pendant une semaine suñu siège la ñuy fanaan di fa jógee 6h 7h du matin di ñëwaat 11h pour continuer liggéey bi ñii ngeen di woowee leader ñu nekkoon ay ministre ak ay député ak ay DG liggéey boobu ñoom ñoo ko doon defal seen bopp parce que xamoon nañ ne liggéey bi metti na te am na foo xam ne boo fa tolloo da nga war a jël sa ay responsabilité looloo tax amuñu problème mu caution amuñu problème mu parrainage amuñu problème mu investiture Sénat la mu wax amul 11h30 boobu ñu convoqué 11h30 pile poil daf ñu fa fekk ñu dem fekk fa ay coalition yu nekk ci biir ñu leen di vérifier ñu ne ñu ñëw ngeen à l'heure mais puisque ñu ngi liggéey ak ñi parew ñu dem leen ngeen toogaat ba 15h ngeen ñëwaat ba ñu ñëwaatee jóge 15h ñëw liggéey si ñëw indi dossier yi ci lañ ñu konteel ñu dem rigueur boobu ak respecter charte yooyu ak respecter loi boobu daf ñu am lu mu ñu jural li mu ñu jural mooy am na ci département yu Sénégal yoo xam ne am nañ fa ay militants am nañ fa ay candidats waaye déposé wuñu parce que ñu ngi ci week-end ñu ngi ci samedi amuñu ay casier judiciaire mais am na coalition yoo xam ni dañu ñëw def 24 heures ci biir direction générale des élections ñu tegal leen fauteuil taalal leen climatiseur jox leen café ñuy royof roof di rocc di ko defar dañ koy wax ñun buñ ñu mayoon loolu wala ñu jéem a contourner loi bi comme ñeneen département Sénégal yëpp mën nañu fa investir loolu moo tax ñun waa Aar Sénégal nanguwuñu comprendre wuñu accepté wuñu ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga ñu ne liste bii xam nañ ne baaxul liste bii xam nañ ne baaxul waaye puisque ñoom ñaar ñii nee nañu dañoo am doole nañu xool nan la ñuy trouver solution pour ñoom ñu bokk waaye ñu téye woon ca caution ba nag ñoom pêcheurs yi nga xam ne indi nañ sax seen 15 millions mais chèque ordinaire lañ indi ñu ne leen non non kenn waxul chèque ordinaire chèque de banque la ñu wax dàq leen bokkuñ ci élection yi kenn du leen repêché ñoom parrainage ñi ñu fi téye ñëpp ngeen xam leen kenn du leen repêché ñoom léegi ñu dem ba ca cëppaandaw ga au lieu ñu récompenser ñi mel ni Aar Sénégal ñi nga xam ne dañu def liggéey bi ñu ne non 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 il faut que ñu jëli ñi nga xam ne ñoom defuñu liggéey bi ni ñu war a defee ñu teg ko suñu kanam loolu nag sans polémiquer sans xaste dañu ne du fi amee te Sénégal mérité wul loolu parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal manoon yi da ngay xeex chaque jour kuy jalgati loi yow nga nekk en position faiblesse nga ne nañ la may nga jalgati loi ça veut dire que ëllëg boo yoree Sénégal ci jalgati loi ngay dëkk bëgguma guddal historique bi loolu la contexte bi loolu la tey coalition bi taxaw na lépp lu ñu fi doon wax pour ñun mu ngi suñu gannaaw conseil constitutionnel joxe na ay décision am ñun suñu bopp nee nañ conseil constitutionnel la mu wax tegu ko ci droit mooy suñu position waaye nag mooy conseil constitutionnel comme bañ tolloo ci parrainage d'accord uñu waaye bu parrainage demee ba nekk loi da ngay d'accord république noonu lay doxee man nga contre ni ñuy doxale mais ba mu demee ba nekk loi nekk charte da nga ciy tënku tey liste yi génn nañ xam nañ ne 8 liste lañ li ñu dese mooy dem ci élection yi élection yi nag dinañ ci présenter suñu profil wax ñun ñooy kan lan mooy suñu ay valeur nan la ñu fas yéene doxale élection yi dinañ leen ci présenter suñu contrat de législature boo xam ne ñàkkul ne ñeneen dinañ ko ñëw def mais tey jii yàlla dogal na ni Aar Sénégal moo ko fi jëkk a def maa ngi waxtaan sànq ak ku nekk ci langue politique bi bu yàgg mu ne ma benn yoon la fi mës a gis contrat de législature 1983 la woon boobu ñu bëri ñu nekk fii juddooguñu
te waa PDS à l'époque ñoo ko proposé woon. donc tey Aar Sénégal indi na rupture ci ni ñuy defaree liste indi na rupture ci rigueur bi ngay def pour am sa parrainage indi na rupture ci présenter contrat de législature bëgg nañu am rupture boo leen ñu falee incha allah ñu dem assemblée nationale. maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax ngeen ñaanal ñu parce que Sénégal fi mu toll dafa nekk un pays fragile dañu toll ci sos dañu toll ci wax lu dul dëgg dañu dem ba kenn xamatul kan moo honnête ak kan moo honnêtul kan moo def ak kan moo deful ku nekk ñeme nga wattu ci sa kaw moroom te dañu jàpp ñun ne dëkk bi warul doxe noonu ñun nag dañu indi ay valeur falu dinañu def lépp lu ñu mën pour falu waaye falu jaraluñu ñàkk suñu dignité ci loolu lañ leen di woo maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jërëjëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.